mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu di leen ziar yi ñëpp di rafetlu seen ànd ak ñun rajo Futurs Médias di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp gërëm bu baax malal ci ñox Diagne ci wàllu réalisation bi digital geek soxna Yacine di ziar bu baax suñu xarit Ablaye Diop nam mën nañu ko Ablaye bonne reprise ci jàmm ak salaam macha allah waaye nag awtiis Ablaye xam nga ak génnuk àddina wayjuru sunu rakk suñu naatangoo nekkal ñu ca Ziguinchor Lamine Ba moom la wayjuram bu góor wuy ji sunu borom ci dimanche démb ji ci turu kon groupe Futurs Médias yëpp tàmbale ko ci président conseil d'administration monsieur Youssou Ndour monsieur Birane Ndour le directeur général tout le personnel waaye it rajo bi notamment surtout ak rédaction bi teg ko ci loxoy seen directeur Babacar Fall ñu ngi jébbal sunu njaal njaboot gi yëpp ñaan suñu borom subhanahu wa taala xare ko aljana di ko masawu di ko encouragé moom Lamine Ba ak suñu yaay ju baax ji toute la famille ñu ngi leen di jaale seen waajur woowu fi dëddu penco gi ak rajo Futurs Médias mbokk yi tey ñu ngi waxtaanee làmb jeeg avenir am li waral waxtaan wi naam démb amoon na làmb ju mag gis ngeen nu mu mujjee di ndamal Eumeu Sène ci Bombardier ñaari mbër yu mag waaye nag liñ ci seetlu mooy daal lii di akimoo gi askan wi akimoo woon làmb ji bayre gi ci woon ca fu ñu waxee rek ne sunu cosaan la mbaadu suñu cosaan gi day xaw a ñàkk bayre ga lan mooy jafe-jafe bi ndax du fi jaare dee il faut dire les choses comme telles nees mën a def ba remobilisation amat yi dindi ci li nga xamante ni moo ko mën a sooxeel wala bokk ndax li ñuy wax yëpp xëy na njort rek la amu ca làmb jaa ngi dund ci boppam loolu lépp ak yi boromi xam-xam ci téléphone beeg ñun dina ca bokk Saliou Ba monsieur Saliou Ba consultant la bu RFM waaye it ñu ngi xaar Doudou Diagne Diecko président amateur yi suñu naatangoo Ablaye Dembélé bu sunu làmb ak yéen ñi bëgg a bokk ci waxtaan wi incha allah monsieur Saliou Ba mu ngi ci jokko bi sëñ Ba maa ngi lay ziar bu baax. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ba. waaw El Hadj Assane maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax. jégalu nag ci baat bi ndax démb xam nga direct yi lañ nekkoon. waa direct yeeg commentaire yeeg yooyu. waaw moo xaw a jàpp baat bi tuuti rek. mu ngoog dañ la gërëm saa su ne ci taxawaay geeg RFM ni ñu ko waxee consultant RFM nga li ñu wax léegi ci wàllu làmb jeeg anami payin wi jaare ci internet geeg yooyu télévision yi àndanduñ ci rajo yi sax di góorgóorloo ak yeneen dafay rey làmb ji ci gàttal wala lu xalaat di njort rek la. waaw jërëjëf El Hadj Assane di leen nuyu di nuyu waa kër gi yëpp. waa Futurs Médias yëpp di leen ziar. jërëjëf ñu fi yàlla jëlee yàlla xare leen àjjana. amiin amiin yaa rabbi. ñu fi des yàlla bàyyi leen te teg ci loxo. amiin. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu. jërëjëf di wax ne interview moom nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla ndax ñun bari na ñoo xam ne dañ ñoo woo démb. ñu laaj ndax làmb am na. waaw dañu ko laaj ndax làmb am na. loolu moom mooy wax dëgg yàlla. seetlu bi nga xam ni moo fi ne Sénégal yëpp. dañu dem ba ne waa làmb ji moom am na sax kuy tooñ ci internet gi naan làmb ji comme takku suuf kenn yëgu ko daal ci gàttal. waaw comme takku suuf waaw. di wax ne xam nga ne maanaam site internet yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji. su fekkee dañoo boycotté sa làmb war a nga leen bu ñëw sama làmb. ñoom tamit lu mu tuut li du ñu dem jël sa open press du ñu jël say conférence de presse. du ñu jël sa dara. parce que da nga ne leen bu ñu ñëw sama làmb. léegi nag promoteur bi moom dane man sama làmb dama koy def perpétuer sama làmb dama am sama site internet boo xam ne moo koy partagé. te site internet boobu nga xam ne moom la promoteur yi am su fekkee ne bari na ñoo xam ne abonné wuñ fa. yeneen site lañ abonné. pour ñu am information ci làmb yi day jafe. encore tamit su fekkee ne dañoo am télé yoo xam ne ñoom nga waxal. sauf que ci wàllu woowu ci wàllu taxawaay comme wàllu affaire am na ci sañ-sañ quand même. le promoteur bi dem wuti financement am nangam xam nga moo tax mbir mi il faut ñu yanoo ko nu ne Sénégal it léeg-léeg ma tooñ leen rajo yeeg télé yi sax war nañ dem ci wàllu redevance ñoom dañu tàmm ak may gi terewul nag mu débat bi posé wu nees mën a def ba am lu gunge làmb ji loo xam ni dina remplacer wutuk xaalis gi nga xamante ni moo ci war promoteur bi léeg-léeg pour mën cee génn aussi. waaw xam nga ne am na promoteur yoo xam ne dañ fay nekkoon bu yàgg te nekkatuñ fi. nit du jël xaalisam. muy dem ba mu yàgg xaalis bi wàññeeku te gisul lu ko yokk. su demaatee ba dugal xaalisam day xool lu ko yokkaat mu bën koo mën a financé waat pour mën a continuer li nga xam ne moom la doon def loolu. oui parce que bari na promoteur yi fi nekkoon di fiy jógee li ñu fiy jëlee mooy lan di doon tëgg di perte. te xam nga ne Gaston avant muy tëgg làmb ji di ñëwaat am na làmb yoo xamante ni tëggoon na fi ba perte bu bari muy diggante Lac de Guiers ak Yékini. ba état jàppante bala Gaston ñëwaat ci làmb. léegi nag bu mu defaatee retour ñëw la génne. pay-per-view ne man su ma tegaatee sama làmb benn télévision laay jël mu defal ma sama direct pay-per-view lay doon benn site internet bu ñëw dama lay invité soo ko tegee di nga def
suivre di ko seetaan day jafe te foofu sunu mag ñi dañ koy seetaan mag paa yi maanaam yoon boobu daal dañ cee war a teggeeku jéem a wër beneen yoon daal ci gàttal baaxul. Assane xam la mooy teg lan mooy solution yi. fexewaat état jàpp ci sponsor bi jàppalewaat lamb. parce que loolu sponsor rek moo ci mën dara. oui ndax gis nañ ba tàyyi promoteur jël lamb def ci 400 millions nag gratuit laa ko def ci maanaam ci biir lamb ji. sponsor moo ko daan fay moo daan jënd billet yi. kon suñu demee ba nga xamante ni dañuy dem ba sponsor ñaar mooy am wala ñett ngay jaay sa billet boole ko la sponsor bi jox. te doo ci génn kon sponsor yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak bitim réew dañ jàppale waat lamb. ndax lamb mo suñu cosaan suñ ko jàppale suñu bopp lañ jàppale suñ ko jàppale suñu bopp. oui. waaw. maintenant promoteurs yi naam ay jàmbaar lañu mais état aussi jaare ci CNG beeg ñoom dafa mel ni amuñu kàttanu organiser ñoom it lamb yenn yi da wala du seen c'est pas leur rôle. non en kay CNG mi ngi organiser ay lamb mais jëm ci parce que jamono CNG de xanaa man de dégguma fi lamb ji mag ñun organiser xanaa yu kii la. lamb xanaa ay man ak Ablaye Diop ak yooyu rek. waaw lamb li simple lañ fi def. ak mooy boobu ñu defoon par mercredi yooyu réussirul. ak jamonoy Alioune Sarr bi mu fi nekkee ànd nañ fa benn sponsor boo xam ne mu ngi leen doon gunge ñu tëgg ay làmb. mooy waa Pomodji. oui. bi ñu leen di gunge ñoo géewoon drapeau chef de l'État ak tournoi CEDEAO yi ak benn tournoi bu ñu defoon lutte avec frappe mais biñ ci génnee bi ñu xoolee ñu ci war a am amuñu ko ci. mais li tax ñu am ci dara mais sponsor moo ci jàpp ñu am ci dara mais sponsor bi mu demee ba seen contrat jeexal ñoom. ñu ma suñu tëgg làmb parce que xam ne nag ñoom mun ñoo dem sans sponsor. léegi laaj bu mujj bi sëñ Saliou nga baal ma mooy est-ce que du aussi dañoo yóbbu barre bi très haut c'est-à-dire aussi ñu baal ma ndax kenn du wàññiloo nit ak payooram. mais cachet yi tam cachet yi bokk na ci li xaw li nar a rey làmb ji de wala. mooy téye nag. parce que ñoom promoteurs yi ñoom ñoo toog ci garab gi di gor branche. parce que ñoom ñoo nekk di xëccoo mbër yi. su saison bu tëjee ñu ne damay tëgg Balla Gaye tëgg Modou Lo tëgg ku mel ni Eumeu Sène. jox leen ñoom ñëpp ay avance. ndax làmb soo ci nekkee bu saison bu tëjee Assane Gueye. mbër mi suy jar 100 000 francs. su saison ubbeegul mën naa jar 100 000 mais su saison bu tijjee. mën naa jar 100 000 francs mais suñu dawalee benn 3 mois. dina jar 90 000. su dee moom saison bi xaaj mu jar 75 000. su lamb ji ba dem ba waaj jeex ñu jar 50 000. léegi nag lii waral loolu mooy lan am na promoteur bu jóge fële kii jóge fële ku ci nekk war a soxla Balla Gaye numéro 2. mais su fekkee dañ koy séddoo dañ koy xëccoo ñoom ñëpp ñu ci fay loo xam ne doo ko mën. léegi da ngay jël sa xaalis dem lépp ci banque wala nga dem ànd ak ko benn xarit mu financé la yéen ñaar ngeen boole tëgg lamb ji. maanaam joxe mbëri avance léegi nag dem du dox ay sponsor. léegi dem ba lamb ji am nag ba lamb ji taxaw la nga doon ut ci sponsor yi gàntal la. su la gàntal la da ngay daanu. loolu moo indi problème mu lamb ji. il faut que ñu jéem a xoolaat ci wàllu organisation bi ñu ngi lay gërëm. li Gaston am as ñëw ci sponsor benn promoteur am ko ci lamb ji. promoteur yi nekk ci ginnaaw yëpp kenn amu ci dara. ñu ci bari seen logo la ñu jël taf ci biir lamb ji mu xaw a rafet tuuti. ñu def ñëpp amuñu benn sponsor li ci Gaston am as ñëw. ñeneen kenn amu ko ci. très bien sëñ Saliou ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf bu baax ñu ngi lay gërëm ñu jël Doudou Diagne Diecko Doudou Diagne maa ngi lay ziar bu baax. Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu sëñ Saliou. jërëjëf ci ànd beeg RFM di nuyu képp kuy déglu RFM. di nuyu ñi si hôpital yi ak ñi si prison yi. di nuyu suñu mbokk amateur yëpp. di leen jaale ndate di la ko jaale yow di ko jaale waa kër gépp di ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin doomu aadama bu génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin yaa rabbi. yéen bi bàyyi ñu fi ñu leen di ñaanal. amiin yaa rabbi. loolu ñu leen yore di leen ñaanal. dëgg la am na solo ñu bañ leen fàtte ci ñaan. yàlla nangu lépp. amiin yaa rabbi jërëjëf Diagne. jërëjëf Alassane. amateurs yi nga jiite leen te ñoom it xam naa ni bu liy dakkul ni ñu koy waxee amateurs yi du rek ñu dem ca làmb ja ñi ci kër yeeg ñeneen ku ci ne boo sañoon ni ñu koy waxee bu dee wala boog nekkatul làmb ji ñu ne sunu cosaan la mais finalement bu yàggee dina am benn exclusivité bu ci am ñu beddee ci ñenn ñi à ce rythme là jaare ci internet geeg boo fayul doo ko seetaanee feeg ñi ko doon seetaan sax ci internet gi léeg-léeg duñ ko gis ci anam yu ñuy bëggee angle yoo xamante ni bu say bët melee ni sama yos et cetera finalement lii est-ce que duñ ci jóg balaa muy rey làmb ji. waaw Alassane loolu moom mu dëgg yàlla lu metti la amateur lu metti la Sénégalais gépp koo xam ne yaa ngi seetaan làmb lu metti la mais nag Alassane làmb
dafa am lu ñuy wax promoteur. promoteur day jëli alalam. di ko indi pour tëgg làmb pour am si dara. li muy amee dara nag ñëpp xam nañu spectacle booy def dafa am lu lay accompagne muy sponsor partenariat. partenariat boobu boo ko amee si ngay mën a am si yenteeg benn télévision partenariat. nga xam ne télé boobu tey moo mën a génnee làmb ji moom it am si dara parce que télé bi tamit dafa am ay employé. di fay ay droit di fay lépp télé boobu tamit dafa war a am dara. sponsor bi mën si gis boppam. amateur yi mën a gis boppam si wàññi billet ba ñëpp mën a seetaan làmb. tey da nga naan xool làmb Kaolack day toj Diourbel région yëpp ñëpp ay toog si kër yi. di seetaan làmb. tey bu mëntul am il faut ñu xoolaat suñu bopp lu tax ñuy xoolaat suñu bopp mooy jàppale ñi nga xam ne tey c'est des promoteurs jox leen sponsor. parce que tey Alaye Assane athlétisme fédération athlétisme tey bu doon def benn meeting. du am sponsor du am dara mais am na benn tubaab bu fiy ñëw Sénégal. di fi def meeting. yaa ngi dégg mais sponsor yëpp ay nekk si gannaaw te yow ñun tey Sénégal yi ñun ñoo nga xam ne tey ñoo moom suñu réew. moom suñu produit moom suñu société yi fi nekk. du ñu jàppale pour ñuy am sponsor di def ay spectacle. tey boo xoolee loolu problème bu rëy la. tey boo xoolee tey sponsor yi nga gis yëpp équipe nationale Sénégal la ñuy sponsorisé. sponsorisé ñu championnat Sénégal te championnat bi fa la joueurs yi jógee ba nekk international ba mën a fubal Sénégal. est-ce que du làmb ji moo amatul taar wi war ndax sponsor moom xam naa du mbokk du xarit moom. dafay dem xool day dem xool foo xam ni seetu boo xam ni bu fa taxawee mooy gën a génne. aw taaram est-ce que làmb ji mu ngi attiré ba tey. xam nga yow làmb yow sa bopp yow boo seetaanulee làmb wala nga xool lu am làmb da lay métti. Sénégalais yëpp ñoo mel noonu si làmb mais làmb facteur développement la. làmb ñun ñoo ko moomal suñu bopp. suñu cosaanu réew la. cosaan gi ñu am nag nga xam ne yow suñu cosaanu réew la. non je veux dire est-ce que amul luñ ci war a yeesalaat it xam nga nag. non amul yeesalaat parce que làmb tey yow yaa ngi nii. làmb vraiment boo xoolee. làmb neex na. ku nekk mën nga fa dem làmb mën nga ànd ak sa doom dem seetaan làmb mën nga am sa. keneen dem seetaan làmb. làmb sport noble la. ku nekk war na si gis sa bopp. mais nag bu dee tey promoteur bi dafa jëli alalam. xamoo ndax dafa leb jël ay këram titre foncier yóbbu banque di tëgg làmb pour am dara. mais pourquoi ñu war a doon otage promoteur bi rek amuñu beneen pexe bu nu génnee ci situation bii est-ce que amul yeneen yoon parce que nag àddina nag ay réflexion la xalaat la. mais ñu rek di ko continuer di ko defee nañ ko daan defee depuis 50 ans léegi. mais Alaye Assane yow mi tey nekk si rajo bi. boo toogee ñaari weer wala ñetti weer amoo ay spot. amoo publicité. oui rajo bi du dem télé bi du dem. non moo tax ma ne il faut ñu yaatal réflexion bi waaw mais yaatal bi mooy. tey képp koo xam ne tey am nga sa produit te làmb mooy communication bi gën a gaaw pour génne produit mu jar kooku ñëpp xam nañ ko mais du question que benn nit mënu ko am ñun ñoo war nañ ko mën a am parce que si réew mi lañ dëkk te làmb mun na rapporter loolu li si mbir mi kay mooy sénégalais yi léegi dañuy jël mbir moo xam ne bañ a bàyyi jàppale seen réew. jàppale seen nitu réew. jël beneen doomu aadama moo xam dëkku si réew mi ñu dem bu ko jàppale kooku di réussir di jël xaalis ba di yóbbu réewam. loolu la ñu war a bàyyi il faut ñu xam ne réew mi. ñun ñëpp ko bokk. képp koo xam ne tey parce que day am na sénégalais yoo xam ne nag bu dëgg yàlla seen produit chaque jour mu ngi si làmb ji. du ma si tudd tur di publicité. koo fi tudd kay di nga fay. mais ñooñu. waaw ñooñu. vraiment. dañ leen di gërëm di leen sant. parce que ñooñu chaque jour ñu ngi joxe promoteur yëpp la ñuy yemale. di leen jox sponsor pour jàppale leen. parce que ay sénégalais lañu xëy na mënuñu tamit wër si dëkk bi yëpp di may nit 10 000 wala 20 000 mais xam nañ ne buñ ko dugalee si làmb dina tas. ku nekk leen gis sa bopp. léegi cachet yi nag cachet yi kiiwul xam naa gars yi moom mbëri nañ. donc cachet yi moom wàññi woon nañ cachet yi xam nga tey boo xoolee. promoteur kaas nañ si cachet yi bi kii bi amee nu mu tudd Covid bi. xam ne mbëri ñun mënutuñ leen fay lii fi nekk. ñëpp xam ne mu ngi même loolu tamit bu ñu wàññee tamit mais. promoteur bi aussi dafa bëgg a am dara. waaye man li ma contre mooy du ma dem di jënd piis pour ne dama si seetaan làmb. parce que affaire internet la. mun na dox mun na bañ a dox. démb man ku nekk ma woo adduna bi yëpp ñu bëree ma woo. ne jënd nañu mais mënuñu xool li ñuy ñaan promoteur bi mooy ñu ut télé koo xam ne dañuy siyante ak ñoom contrat. mais
mais du Diagne il faut que nga déglu ma ci wàllu li ma doon wax ci wàllu réflexion yi quand même il ne s'agit pas toog rek di ñaan diw nañ ñaan promoteur nañ ñaan dama ne situation bu la tënkee da ngay woo ña ngeen ko séqal le ministère des sports déjà kenn jiituwu ko ca ñu xalaat yeneen yoon ak CNG bi yeneen yoon pour génn ci lii nu tënk ca nar a rey làmb ji. waaw moom laa lay wax ni lii ñu tënk nii war a tënk làmb. ministre des sports maa ngi koy nuyu yaa ko tudd nit baax la day jàppale làmb vraiment day jàppale làmb moo ko mën a sport yëpp. mais il faut l'interpeller par rapport à cette situation là. non am na promoteur yoo xam ne vraiment dinañ toll diggante bu metti ñu xool solution bu mu leen dimbale. moom ñu ngi koy gërëm di si loolu même bu dul promoteur sax nitu làmb sax boo xam ne nii yow sénégalais nga rek sportif wala dara nga woo ko wala nga bind ko. da nga ne ko j'ai des problèmes nangam. dina nga baal ma loolu man affaire bi dafa ma xeeñ informel trop de si c'est pas le cas nga démentir. non informel dafa mel da ngeen ko bëgg a bàyyi ci informel gi nii rek. déedéet Alain Assane lamb je parle de réflexion de vraiment mise en forme de changement nga naan ma ay diw na dimbali. Alain Assane dama bëgg nga yëg déglu ma benn wax. moo wax pour lamb. du question dara état. ministre des sports mënul wax ne bépp sponsor appelé leen làmb parce que sponsor bi day xool làmb bi nga xam ne moo koy jariñ bu si dugalee alalam nan lay def ba rapporté ko. yaa ngi dégg. làmb am nañu ay nit yoo xam ne ay commerciaux lañ doon def dañuy wax yenn promoteur ñi ngeen di bindee pour am sponsor du nii. ñëw leen ma bindal leen pour ngeen am sponsor. parce que dossier yi dafa am noo koy bindee. kooku xëy na mu ngi siy dimbali ñeneen. mais li am solo ba am solo mooy muy CNG mënu forcer promoteur ne ko nii ngay doxalee nii ngay def wala nii ngay def déedéet. parce que promoteur bi moo uti alalam kenn subventionné ko. mais il faut que ñu xalaat daal moom gis nga bi dama ne gis nga yow tey bi fii corona bi ñëwee. dimbali nañu état dimbali na bépp structure. ba mu des làmb. am na ñu tëggoon ay làmb def si ay 50 millions 100 millions mais ministre des sports moo jóg subvention bi mu amoon séddale leen dara ku nekk moom jox la 5 millions nii nangam te am na ñoo xam ne tamit amuñu woon dara. donc loolu ministre des sports mënu ko def. état moo ko mën a def jàppale làmb comme ni ñu jëndee woon subvention di dimbali. les sociétés di dimbali football bi di dimbali ñeneen. loolu la ñu waroon dimbale promoteurs yi. am na solo mais il faut que daal xam naa ni prochainement parce que li am démb moom vraiment lamb ju toll ni Bombardier Eumeu Sène ku ne naan sa morom ndeke lamb daa amoon tey. quand même non xam nga li indi loolu mooy promoteur bi tamit dafa jël ay engagement ne man kat nii laa bëgg organiser sama lamb bon nii laa bëgg organiser lamb léegi nii wax na ko peut-être dafa am site internet am ne moom moo fay jaar. ku bëgg a jël sama lamb fi ngay jaar. ku bëgg a jël sama liste yi nga parce que Alassane des fois da ngay tëgg làmb ba mu jeex. yow ñenn am si alal joo xam ne yow amoo ko si yow muy borom làmb ci. loolu aussi day metti. oui c'est pas normal. waaw donc mu ngi noonu. nit day filmer sa làmb si loo xam ne yow amoo ko si. te yow yaa moom làmb ji. dëgg la. donc moo tax yenn promoteur aussi jël ay mesures lii mbir mi daal man li ma gis. dama bëgg promoteur buy tëgg làmb am benn télévision boo xam ne di ngeen signé partenariat. télévision boobu aussi ku bëgg a seetaan làmb nga fay fa jaar fa seetaan làmb. ok jërëjëf Doudou Diagne. jërëjëf Alassane merci beaucoup Doudou Diagne Diecko Ablaye Dembélé journaliste ci sunu lamb ci wàllu lamb kon néew turam la ñu spécialisé wu Ablaye maa ngi lay ziar. waa doyen sëñ Assane di la delloo ziar. jërëjëf Dembélé lamb ji maa ngi wax gaa yi may démentir rek waaye bayre baa ngi gën a ruus de. waaw loolu ñun xam nañ ci loolu parce que ñun ñi du nekk ci làmb on sait que comme li nga wax sànq. làmb day am le lendemain ñu leen naan ndekk làmb dafa amoon dëmb. vraiment xam nga pay-per-view moo indi làmb xam nga yaa ngi wax ay réflexion pour yeneen solution pour mën a rentabiliser investissement yi ci làmb. bu làmb demee ba nekk ay situation yi sombre situation yi doy waar. la ñu indi pay-per-view en 2018. du Nicolas. bu si premier pay-per-view bi il avait environ ay 70 millions. xam nga loolu ku ko am si pay-per-view da ngay xam ne kii mooy rentabilisation. kii mooy li nga xamante ni soxla nañ ko parce que amatuñu ay sponsor ñi koy def mooy Buzz Pro am si expérience parce que début bi bëreewoon na ay coow yu bëree si télé yi rajo yi RFM sax ñi doon kaas. ñoom ñi amélioré avancé ba promoteurs yi si événement bu tàngee ba tàng ba neexee ba neex mun nañ ci am ay 70 millions ay 100 millions.
en dehors de li nga xamante ni dañ koy am ci billetterie bu war a am bu mën a nekk presque le même montant boo xoolee Balla Gaye 2 Modou Lo bi Gaston Tégone pour sa première expérience en PPV amoon na environ 90 millions ci PPV 90 millions ci kii bi ci billetterie donc ça veut dire que PPV tey moom mooy solution bi nga xamante ni moom moo war a jàppale lamb mais ailleurs Luc Nicolaï moo fi def benn conférence de presse yàggul wax ni pay-per-view dafa rey lamb parce que bu ñuy expliquer dafa ne dafa rey engouement lamb c'est vrai dafa rey engouement lamb bu fekkente ni promoteur da ciy dugg am ci ay millions loolu arrangement boppam la mais lamb ci boppam lay rey c'est-à-dire que boo xoolee dans la rentabilisation bu pay-per-view di créer promoteur bi kese moo ci gagné la lamb du ci gagné dara parce que engouement bi day dee sénégalais yi nga xamante ni dañoo bëgg làmb dootuñu seetaan parce que boo xoolee làmb dafa am. léegi naka lañ mën a couper la poire en deux ba nga xamante ni ki investir du doon à perte parce que loolu kenn du xel waaye aussi engouement bi nga wax xër gi nit ñi continuer di ci xër naka lañ mën a def ba trouver le juste milieu wala c'est pas possible. le juste milieu c'est possible. le juste milieu tey jii ne promoteur yi. jooy sponsor moo waral tey ñu dem ci lii ñu gis ni solution la plausible pour ñoom. nan la ñuy fexee ba loolu noonu ñu war a am ci pay-per-view état jéem a leen jàppale ci ay sponsoring wala ci ay parrainage sponsor yi gàddu ko quoi sponsor yi waa dugg parce que le ministre Matar Ba il avait dit bi ñu xamee ni promoteurs yi ñu ngi souffrir bi ñu xamee ni waa lamb ñu ngi souffrir situation bi dafa ne ils vont appeler les sociétés nationales ñu jàppale ji promoteurs yi voilà une sortie de crise boobu xalaat la pourquoi ils l'ont pas formalisé lan moo tax ngay def ay annonce ba pare nag y a pas de suivi donc à l'état xam ni lii secteur la bi nga xamante ni vraiment c'est facteur de développement la ñaata nit licenciés ñoo nekk dans la lutte ñaata journaliste spécialiste de la lutte un quotidien spécialiste actuellement il y a plus de 100 sites yi nga xamante ni lamb la ñuy spécialisé ñooñu ñu ci bëri c'était des lutteurs c'était des acteurs ñi ñoo créé seen site ci dudd ça veut dire que secteur gis nga l'état un secteur bi nga xamante ni ça rapporte de l'argent il y a beaucoup de monde da ngay fexe ba mu professionnaliser wu état di ci gagner justement formaliser mbir yi bi ndax ni ngay waxee nii dafay tekki ne même au niveau des ventes ci journaux spécialisés daf ciy feeñ dafa wàññi ko feeñ na ci bu baax a baax nous à sunu lamb on est concurrencé jusqu'au trip ñuy dund tey ñun ñoo ko xam donc l'état moo war a am droit de veille sur la lutte képp ki nga xamante ni yaa ngi ci lamb pendant plusieurs années ñu woo la ci ruug ñu ne la lan mooy sa problème parce que l'état est là pour trouver des solutions dëgg la muy le promoteur muy les journalistes les journaux qui sont dans la lutte muy les amateurs ñu woo leen ñu ne leen vraiment lan mooy problème lamb lamb dafa manqué sponsor léegi amateurs yi ci bëri sa dematuñu lamb parce que am na violence de 1 de 2 mënuñu ko seetaan ci seen kër télévision avant ceux qui avaient peur d'aller au stade ils étaient sur leur télé devant leur télé seetaan mais tout ça la ñu jël rey ko jusqu'à ce que lamb maintenant tokku nit ñoo ci wax alors que lamb un sport fu mu gën a développé wu ceux qui n'aiment pas ce sport là da ngay fexe ba ñu intéressé wu. comme le football présentement jigéen ñi sax dañuy commenter ay match yu Barça ak. dugg ci ne léegi nag yow pendant ce temps ñun bii nu naan suñu cosaana di gën a dellu ginnaaw rek. voilà donc pour man la responsabilité première incombe à la lutte à l'état du Sénégal. À l'état d'abord. OK. Jamonoy Abdoulaye Wade il avait reçu les anciennes gloires il avait reçu les lutteurs en activité il avait reçu les promoteurs jox leen xaalis jamonoy Abdoulaye Wade c'est pas pour jeter des pierres ñun on a fait un constat les ministres ils étaient constamment parrains des événements de lutte dañuy jàppale mbër bu nekk seen gox jàppale l'autre adversaire parrainé mais actuellement dans le constat seul Matar Ba mooy nangu nekk le parrain des événements de lutte seul le ministre des sports alors que jamono Abdoulaye Wade c'était la concurrence sax ci ministre kenn ku nekk bëggoon na alors ils avaient un budget ku nekk parrain am visibilité jàppale lamb jàppale acteur de la lutte
mais actuellement loolu rek la ñu rey parce que il faut que le président de la République Macky Sall il ait un droit de veille sur la lutte sénégalaise. Très bien merci Dembélé. Voilà. merci vraiment ñu ngi jégalu waaw parce que waxtu on est à 9h07 ci il faut que amateurs yi wax as tuut jërëjëf ci vraiment réflexion yi am na solo Dembélé macha allah di vraiment da ngay xam ni secteur am la ci la yëngatu naka noonu it du jànjee ko waaye Saliou Ba consultant RFM seen jàngat am na ci solo li waral ma ne réflexion gis nga xel dafa dul doy waaw même mun nañ foog ni léegi internet gi rek ci des fekk am na ku téye xalaat bu baax boo xamante ni Ablaye waaye boo ko boolewul ci waxtaan wi xam nga nag nit ñi nag boo leen boolewul Sénégalais yi ñoom dañoo am fula waaw boo leen boolewul say mbir dañuy toog la seetaan rek boo demee ba ngiroo ba ñeenti pëne yëpp dugg nag nga soog a ñëw naan ku ci ne ngay woote kaay jàppale ma donc xel du doy nanuy pencoo 88 628 14 14 làmb ji la ñuy waxtaane ak nees mën a def daal ba lépp dekkiwaat neem mooy sunu cosaan na bismillahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar majar tarfiin moo di këng sa loxo mexe moo loxo mexe Abdou Karim tuf na góor tatar na jigéen kan sun kaf sun dubukin dubu fa yàlla asalaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam bisimilah sëñ Assane na nga def sant yàlla bir voilà man maa ngi tudd Pape Thiam nekk reporteru lamb nekk Africa 7 ah très bien Pape TV maa ngi rafetlu bu baax a baax tey ni nga posé question bi parce que dama ko yàgg di wax aussi ci samay émission parce que bon parti xam nga Alaye Assane li gën a rey lamb oui pay-per-view du ma ne moo ko rey de bokk na ci nag aussi oui mais bu njëkk bi fi sëñ Modou ñaa nekkee Gaston nga nekkoon fi gis nga même rajo communautaire yi oui ñoom ñoo daan jug di yóbbu programme bi ñu leen di invité ñuy def la promotion léegi nag loolu moo amatul léegi déjà yow da ngay nekk animateur sax nekk ci télévision war a rajo mais sax pour nga am li nga xam ne ni aussi mooy programme bi doo ko am ci information lamb ji doo ci am dara merci beaucoup c'est-à-dire yenn dat yi na ngay am ci suñu lamb comme ñoom Dembélé ñoom Ibakan yooyu oui foofu la affaire bi commencé sooxee gis nga lii ay at ba ma nekkee ci rajo communautaire laa ko commencé di wax man leen luy raam lu nekk ci ñàkk bi la jëm gis nga dafa am yenn yoo xam ne comme ñun nuñ see nekkoon démb ba tey jii tamit aussi tey ñu nekkaat ci expérience boobu dama leen ko yàgg a wax ne ma ne leen promoteur yu démb yi ak yu tey ça fait deux dëgg la promoteur bu njëkk da nga daan fexe fépp fu ñuy defee émission lamb sa programme dem fa bi 1 mois wala 15 jours animateur bi chaque jour mu ciy kii bu la soxlaa tamit aussi nga ñëw ci studio bi mu kii la mais bu boobaa day fekk aussi xam nga ku ci nekk li la war promoteur bi autant dafa war a ubbeeku joxe information yi nga xam ni ñoo soxal làmbam bañ ko toogaale wala beral ñenn ñi rek waaye animateur itam ak journaliste sport yi war cee boole objectivité boo xam tamit parce que léeg-léeg gars yi di jàmbat naan kii da ngay sentir mu wax rek nga xam ni promoteur bii la àndal xam nga yooyu tamit ay anormalité la ci ki nga xam ne daa war a objectif ci liggéeyam war a jariñ askan wi mais nit mën nga xaritoog moom ca biti mais booy liggéey nga teg ko ci yoon wallahi lu asim man de ma part personnellement ñiy nekk ci làmb Gaston Mbengue non c'est pas waaw vraiment Pape sëñ Pape yow taxuloo xam nga ma wax non xam naa non dama lay assurer li ngay wax noonu li nga wax noonu dafa am ci suñu biir gis nga démb maa ngi dégg waa TFM ñoom doon kaas lu mel noonu lu tax ñoom amuñu droit pour teg làmb ji waa 2STV tamit aussi c'est la même chose man ma démb ma jëlee sumay image tamit aussi ñu ne mu 72 heures wala 48 heures y'a problème gis nga Alaaji Asan man dama taxawoon di wax man xawma kañ ay at a ngi nii may def émission làmb dematuma woon làmb parce que bon y a beaucoup d'amendements yoo xam ne aussi promoteurs yi ñun la média tamit aussi du ñuy jël bëgg ñoo def comme ay fowukaay te ñun laa lay wax ni ñun tey bu làmb yegsee fii à cause de Gaston Mbengue mais tamit à cause de tamit aussi la télévision et la rajo dëgg la kon il faut tamit aussi ñu delluwaat buum ca booy ba gis nga xalaat yi ngay wax nii c'est normal duñ ko war a def gis nga il faut pencoo gi am waaw il faut mu am élage gis nga ñu bañ a gis nga ñi nga xam ne nii man promoteur laa woon man lañ doon waxee Gaston numéro 2 ba tey yàlla def tey tamit aussi ma nekk un reporter tey ça fait 12 ans maa ngi ci mais problème bi daal xam naa ne xaalis moom moo ci ëpp moom li ñuy def daal ba xaalis bi gunge làmb génnaat bu baax
mais voilà loolu xoolal loolu c'est très simple. gis nga ñun duñ doon tëgg ay mbapat daawuñu am sponsor. xam nga gaa mais duñ doon am foo xam ne nii aussi noonu la ñuy mën a def ba fexe génn ci làmb ji. gis nga souvent gis nga comme démb xam nga làmb ji waroon naa mën a gën a fees. mais communication bi baaxul woon ci diggante Gaston Production. xam nga médiation bi. baaxul ba nga xam ne ni ñu bëri yëguñu woon li nga xam ne si mooy làmb ji. loolu nag il faut Gaston démb maa ngi ko ci interpellé Makan. ma ne leen gis nga seen communication Gaston bu njëkk communication ni mu gënoon a baaxee moo gën bi bu ren léegi nii. comme dafaat na beneen retour dafa amaat beneen jéegu boo xam ne bu bees tàq boo xam ne aussi da ko war a indiwaat. très bien gën a yaatalaat télévision yeeg rajo yi tam aussi ñuy am accès tamit aussi. ci am na solo jërëjëf Pape ñu ngi lay gërëm bu baax di ziar waa Africa 7 yëpp. Pape Thiam reporter la ci Africa 7 ñu koy gërëm di ko ziar ak tout le personnel seen njiit Alioune tout le monde asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi. sama sëriñ ñoo ngi ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. sëriñ Fallou Thiam Ziguinchor. ah sëñ Fallou bisimilah. fan yële passé woon naa la. dëgg la. di la wax ci yu mel ni perfusion yi ñuy def. sama sëriñ. Sénégal li xam nga lu ñu yàq. waaw. raayalante ay ginnaaw. nan wax dëgg te yàlla rek tax. Coupe du monde moo gën a rëy fuuf lambi Sénégal te footol ñu wan la ko. Coupe d'Afrique gën a rëy fuuf lambi Sénégal te footol ñu wan la ko. intérêt personnel fu lu mu dugg yàq ko. Gaston Mbengue depuis Senghor bi nga ànd ak Senghor di tukki di ñëw. di ànd ak Abdou Diouf di tukki di ñëw. Abdoulaye Wade tukki di ñëw Macky Sall mi ko jaaxal. bàyyi woon na lamb ji nan wax dëgg te yàlla tax ba Gaston Mbengue bàyyi woon na lamb ji. ba mu dem complètement ba mu yàqatul lamb li lay war a soli Gaston Mbengue na génn loxoom ci lamb ji. même su avancé loolu làmb d'accord avancé loolu làmb léegi sëñ Fallou nga baal ma xam nga ñun ñoo ngi wax ci làmb ji xalaat di koy suqali mais boo ko naree teg ci Gaston rek te néew fi bokkul ci invité yi da nga may mettre mal à l'aise quoi maa ngi jégalu nag sëñ bi maa ngi jégalu bu baax 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh bi doo yëkkati baat bi. waaw sëñ bi. allo waaw ñu ngi jégalu vraiment 88 628 14 14. asalaamaaleykum allo. allo. Cheikh bi doo fay rajo bi nga baal ma. maa ngi ziar de la sant yàlla bu wér. Alaaji Assane ñu ngi lay ziar. Cheikh bi boo fayul rajo bi de bon Ablaye tey ñoo yëkkati basang yi allo ñu jël dernier auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Alaaji Assane. waaw kooku. waaw di la nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Medor. Medor maa ngi lay ziar. waaw di am mbégte ci li ngeen waxtaan muy làmb ji. ndax ñun ñëpp ay supporters lañu seetaan làmb ji mais li nga ci wax daal mooy dëgg. xam nga wax moom bu ñëwee da ngay jaar ci digg ci góom bi rek. xam nga promoteurs yi dëgg la lu ñu bëgg xaalis war nañu suuraale askan wi ndax bu ñuy wax làmb askan wi moo tax. ñuy ñëw di ko kuy wax ku la déglu. may wut waaw kuy woote tamit ku la seetaan waaye damay wax nag dañu bàyyi xel askan wi di leen sedd ci làmb ji mais waruñu ne benn télé du ko wane te mais loolu dafa nekk lu nga xamante ni bi ñu bàyyi leen xel ba ci fenn fii parce que aussi bu leen ci ay bor naree fekk ak seen njaboot ak yooyu ñoom it xam nga nag mooy loolu Sénégal tamit dana boo leen seetoo lépp la ñuy def gratuité waaw sama maas gi mais xam nga mbir yi moom buñ jëlee lépp rek alors bu ko xool seen bénéfice bu bénéfice maanaam ñu wàññi ci bénéfice yi rek bu dee am na nañ ci wàññil askan wi ñu mën di ko seetaan parce que loolu moo lenn lu ci nekk rek xam nga ubul wattu minal iman ba du sëre ba bokk jëm yàlla waaye nañuy sédd ci nañ ko daan doxale daal ñu doxalee bu dee mbër bi la ñuy waxtaan ak moom lu nga xamante ni bi moom mooy norme non nañ ko daan doxale moom sponsor yi ñoo ñëwatul ñoom ngay wax rek ñu gën a ñëw waaw mais ñu ñëw sponsor yi daal la ñuy ñaan rek waaw ñu gën a ñëw waaw loolu tamit daf ci am solo jërëjëf waaw jërëjëf Medor ñu ngi lay gërëmati bu baax Mamadou Medor di ko gërëm maa ngi koy ziar Ablaye Mamadou Medor dama seetlu ne moom du xëccoo kenn la wax ji nag moom sonalu ma
ne ñenn ñi may bañ a tudd foo ko ne waxtu wi dab nanu rek mu daaneel am na ñoo xam ne nag seen tànk yi seen tës ni ngay mujj téye pour ñu tëj Ablaye déedéet doy na nag on est à 9h16 aha dernier auditeur yaa ko wax de commercial bi kon ngeen dagg ko Ablaye Diop asalaamaaleykum asalaamaaleykum. ñu ngi jégalu ba beneen yoon incha allah. ndeysaan kooku de moo gën a yarooti Mamadou Medor nii la bu ko defee ñun tam ñu mën a jaay suñu publicité yi mën a fayeeku weer parce que ñun làmb joxunu salaire état bi ay aide à la presse la gis déggaguma ko sax ren bu ñëwee buñ ko tasaare ku ne am ca njëgu benn poulet entier du ko wees jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm. Serigne Mansour si rakki Jamil